ñoom xalaatuñ loolu ñoom yeneen problème la ñu am yoo xamante ni du même problème yi du même population bi aussi du même mentalité bi aussi donc mu nekk lu nga xamante ni am na décision yoo xamante ni ñun dañu war a xool suñu réew Afrique war a mobiliser wu xam ni actuellement l'union fait la force ñu war tout le monde rek ñu joxante loxo jàppoo taxaw défendre Afrique mais tel n'est pas le cas aussi parce que am na ay décisions yoo xamante ni un chef d'état bu koy jël xam population def le tour du Sénégal xam réew mi fii metti xam ni lépp a metti dara doxul donc am na décision yoo xamante ni bu fekkee un président daf koy jël ba pare ak ndimbal loo xamante ni bu fekkoon ni ndimbal li ñuy wax ndimbal parce que nit ki boo ko nee bul dem am na loo xamante ni xam nga li tax muy jóg di dem soo ko assuré du génn le fait que tey sénégalais ku ne xam na ni ñépp ñu joxe nañu mais nit ak kër yi ak nit ñu suñu dëkkuwaay ni mu mel donc dafay am benn compréhension boo xamante ni lii du problème bu am ci réew mi feebar la boo xamante ni aussi feebar boo xamante ni buñ ci génnee ki nga xamante ni mooy lu am moom la muy subhanahu wa taala lu am ci àdduna nag moom la ku ko xam ak ku ko xamul lu am rek suñu borom la donc dafay nekk lu nga xamante ni ci jamono bi ñu nekk muy benn weer wu yàlla barkeel guddi gu am guddi gu ci nekk muy leelatul xadar di guddi gu ñu barkeel lu bari xëcc donc dafay am loo xamante ni bu fekkee ñun li ñu am muy sunu ngëm parce que nit bu ngëm dañe ci moom dara desatul ci moom donc ngëm googu ñu am ñun muy jàkk yi nga xamante ni dañ ko war a ubbi maanaam sénégalais yi di dem di ñaan même kiesa yi dañ ko war a ubbi la même chose église yi dañ ko war a ubbi nit ñi dem di ñaan parce que amul leneen lu ku ci ëpp doole ci sunu borom ginnaaw matuwaay yi nga xamante ni corps docteur da koy def leneen lu dul yàlla teggil ñu mbas mi keneen mënu ci leneen donc bu ñu écarté côté boobu dafay xaw doy waar xam nga toog leen seen kër te nit ñi di dajaloo amul sens dañu waroon ubbi jàkka yi réglementé ko wax ak limaam ne ko ak quelques personnes kon nit ñi dañ koy def parce que nit ñi léegi dépassé nañ fenn fi xam nañ problème bi fi mu leen mën a yóbbu mais lu ñu mën a def te génne ci subhanahu wa taala pour ñu dem dafay jafe te ñun réew moo gis muy dem ngëmam parce que ñun bu ñu xoolee li ñuy aar ak li ñuy dimbali du matériel bu fa ne c'est pas le maanaam sunu gouvernement dafa ñëw équipe santé bi ba non bu doon loolu la rek kon ñun kenn waxatu ko kon dimbal li nga xamante ni moo ñu dimbali ba mbas mi ni muy loree ñi nga xamante ni mooy dëkk yi am doole yàlla ñun di ñu ci musal mais kon ça veut dire quoi kon dañu war a poser wu la question xam ni am na ndimbal am na keneen ku ñuy dimbali mais kooku nag bu ñu bëggee ñun dox suñu diggante ak moom mais dafay doy waar mais bu ñu jël Sénégal yi jàppe ni bu ñu ubbee jumaa yi kenn non c'est pas vrai ñaata jumaa lañ fiy ubbi te nit ñaa ngi julli quelques nit a ngi dem di julli ñi ci des toog seen kër mais loolu baax na fukki nit wala fukk ak ñaar yu toog tàllal seen loxo suñu borom ensemble mais loolu am na solo ci néegu yàlla kan moo bëgg ci ñi koy traité ku ci faatoon ñun la dañ lay yóbbu stade ku ci bëgg danga ku ci faatu tey ñaan nga yàlla un jour ñu yóbbu la jumaa ja ñëpp taxaw jullee la donc dafa bokk ci ñun wàccewuñ ñu fii pour ñuy def leneen lu dul liggéeyal di jaamu suñu borom c'est donc dafa am loo xamante ni mën nañu waroon def leneen loo xamante ni parce que ñun suñu réalité aussi weesuwul ngëm gi ñu am leneen nekku fa lu dul ngëm gi ñu am donc bu ñu jëlee loolu tamit écarté ko mais problème day gën a am la preuve bi ñu ko tëjee ba léegi ban changement moo ci am avant ñu koy tëj sax fi ñamoon dépassé nañ ko donc li ci am ëppoon solo mooy sensibiliser les Sénégalais wax ak ñoom ba ñu gën a xam mbas mi fi mu toll waaw fi mu mën a yóbbu ak gàllankoor yi ñu mën a defal sensibiliser les Sénégalais te nit ñi ils sont conscients actuellement ci problème bi xam nañ fi mu leen mën a yóbbu donc kon accompagnement boobu ak solidarité bi mais même ba sunu policiers yi dañ leen waroon a tàggat homme de tenue sénégalais yi dañ leen war a gën a tàggat xamal leen seen rôle mooy lan parce que ki ngay war a assurer sécurité am nga xamante ni ci moom ci alalam lañ lay fay kon war na am benn relation bu am solo bu ci war mën dox ñuy mën di wax ak nit ñi di communiquer ak ñoom mais dox sa diggante yow boo gisee policier buy wax ak yow amul respect bu wax ak yow boo duggee police dañ lay won tu es la police doo booy wax ñu war la recevoir xam yow lan moo la indi non amoo ko dañuy wax ak yow comme si yow doo dara te xamuñu ñun ñoo tax ñoom ñu nekk fi ñu exister donc kon dañ leen war a gën a mën a tàggat ba ñu xam seen droit c'est quoi parce que bu dee tubaab yi seen policiers yi lan kan mooy ñeme policier tubaab arrêté la nga naan ko da nga koy jéem a corrompre
parce que moom dañ koy fay doy na ko te leer na ko ni bu ko loi jàppee ñu koy corrompre dina ko coûter cher mais tel n'est pas le cas ndax ba léegi yaa ngi taxaw ci circulation gis kuy arrêté ay oto di récupérer xaalis nga dugg ci police wala lijjanti benn papier ñu naan la non nga dem génn ki ci biti nga jox ko mu lijjantil la mais loolu fan la ñu jëm ak yooyu gendarme yi ñu amoon benn respect boo xam boo gisee un gendarme da ngay xam ni kii c'est un gendarme foo dem partout dañu am benn mais léegi bu ñu demee bu bëgg a yàq yooyu nga xamante ni léegi jikko yi la ñuy yàq nga xool koo xamante ni un gendarme war a xam ni moom li mu rôlam c'est quoi mais bu ko xamul nga bokk ko teg ci tali bi day metti parce que dañu war a xool ni réew bu waree dox réew mu war a dox matuwaay yi ci war dañ koy def parce que lii nga xamante ni tey ñun waruñu mën a ko pourquoi ñun dañu nekk toujours di dépendre te ñu nekk un pays souverain boo xamante ni rek lii dafa war a tax ñun ñu war a mën a nit war a mën a jaayante xam lan moo ko teg ci réew mi mu war a xam ni c'est un jeune qui est né après les indépendances mën a xam ni moom waroon na mën a changer Afrique bokk ci histoire Afrique waaw le président Sall su ko bëggee mën na bokk ci histoire waaw parce que moom il est né au Sénégal grandi ba toog jàngee fa ba nekk un président loolu pour nga gis ko en Afrique yombul donc kon moom waroon na nekk koo xamante ni bu gëmee lii gëm ni war na mën a yóbbu turam fu ko neex changer jël politique teg ko fale mais jusqu'à présent mu ngi ci yooyu aussi loolu daf ñuy di caa te lii war a nekk loo xamante ni ku mu yeewul gisuma lu la yeex parce que loo ci mën a gis loo amul loo xamante ni lépp loo gis c'est pour un temps bien déterminé kenn du fi nekk éternellement kenn amul doole nag ku dul suñu borom yërmande ji ñu war a def ci askan wi parce que marché yi nga xamante ni sénégalais yi ay góorgóorlu lañu ku ci xëy tey kenn amul toog sa frigo nga ni à part yéen ñi nekk ci nguur gi ñoo xamante ni maanaam mën nga duy sa frigo ba mu fees donc nga gis ñëw dëkk bi nga yor taaba la def nga tour bi xam nga lan la ñuy dund donc boo bëggee ñëw tëjal leen marché yi grande surface yi ngay wax mais yow yaa ko mënoon imposer les sénégalais mais boo ñëwee xoolal rang yi ngay fekk foofu li ngay bañ ci lii moom ngay gis fële kon léegi ñun ci lan lañ kañ la ñuy dem ñu mën a organiser wat parce que dëkk aussi faw ñi fa nekk ak jamono bi nii mu toll 2020 ñun ñu toll ci stade bi ñu toll ba léegi mais doy na war donc mu nekk lu nga xamante ni de grâce ñu ngi la koy wax monsieur le président il n'est pas encore trop tard pour bien faire nga jëlaat affaire yi tegaat Sénégal teg ko ci yoon alal ji nga xamante ni alal lu néew ji doole ji lañu nga fexe mu egg ci fi mu war a yegg te Sénégal du Dakar kese jeunes yi nga xamante ni nekkoon nañ fi di def di marchand ambulant yi ñu dindi seen cantine yi nga fexe région yi nga def fa la nga fa war a def affaire bi bu la yeewul xawma kañ la lay yee xale yi war a mën a toog seeni dëkk liggéey fa parce que ku bàyyi sa dëkk mooy la nga fa bëgg amoo ko fa ñiy génn bitim réew bu ñu sañoon duñ fa jóge parce que li ñu soxla seen dëkk bu ñu ko fa amoon duñu bouger donc dafay am yoo xamante ni aussi il est temps que yow nga taxaw ci njëriñu askan wi bàyyi politique bi parce que mënuñu rek aussi ci alalu ñàqu askan wi ngeen ci bëgg a dund mënul nekk parce que jot na aussi vraiment pour ngeen taxaw nag ni stop taxaw ci jafe-jafe réew mi xam ni réew mi sonn nañu nit ñi sonn nañu bëgg a tëj nit ñi policier bu fekk nit ku toog buntu këram na taxaw correctement ni ko dugal mais foofu la ñu toll ñu ci problème boo xamante ni ku taxaw danger nga non di sensibiliser nit ñi xamoo ku génn dafa feebar wala feebarul ñu am benn respect ci nit ñi parce que dëkk yoruñu dëkku tubaab bu nga xamante ni nit ki mën na ñëw dugg ay une semaine am 2 semaines am toog du xam marché nu mel amuñu yooyu bu ngeen ko bëggee gëmloo Sénégalais yi yegguñu foofu li ñuy taaba la ñuy taaba di lijjanti seen bopp nga war a taxaw nag jàppale askan wi waaw jàppale askan wi waaw askan wi nag buñ koy wax am na ci ñoo xamante ne vraiment yow mi dem ba xam fi ñu nekk boo fa yeggee xam nga ni ñuy soxla nañ dimbal te nag Macky aussi da nga war a bokk yow ci ñi nga xamante ni war nañoo dimbali néew ci doole waaw parce que tu n'es pas né riche xam nga lan mooy ñàkk xam nga ko sa soxna xam na lan mooy ñàkk kon ngeen war a taxaw ci askan wi dimbali askan wi ndax sonn nañu loolu daf ci am solo waaw surtout weer wi ñu nekk parce que dafa am loo xamante ni du fi bàyyi kenn muy tey muy suba bis bi dafay egsi muy tey wala muy suba nit dina tëdd ci bàmmeelam xam liñ ko dénkoon nu mu ko toxalee képp ku ci jaay sa leer nag jëndee ko lëndam bu bis bi jotee di nga ko rëccu waaw te kuñ ci dénk ak lu mu rëy bis dina ñëw nga yaakaar ne yow dong la ñu dénk Sëñ Abdou Lahad waxoon na ko nee na képp nit koo gis ci àdduna la wax bis dina jot yàlla wéet ak yow ba nga yaakaar ne yow rek la sàkk kon donc aussi dañuy jëlaat affaire yi ndax jamono bu ñu toll ku
ku mu yeewul man xawma lu lay yee parce que mu ngi yóbbu bu doon dooleeg bu doon am ñu bari dem nañu kon duñu dem am na ñoo xam yoruñu lu ñu lekk te macha allah yàlla suturaal na leen kon nekkul lu nit di dogal waaw ñu war a mën a Sénégalais yi farluwaat defaat attention bu baax waaw def attention bu baax li nga xamante ni way docteur yi ñu ngi koy wax ñu ciy boole di ñaan sunu borom di topp li docteur di wax waaye di julli di ñaan sunu borom mbas mi mu teggal ñu ko mag ñi nekk Sénégal liggéey nañ fa ñaan nañ fa sunu borom loo xamante ni bu ñu góorgóorloo jafe-jafe duñu ko am nañu jàpp sunu mag yi xam ni amuñu lu leen gën nañ leen jàpp amuñu lu leen gën ndimbal li yàlla def foofu buñ ko xamoon fépp foo dem di fa wuuti loo fay wuuti ma nga Sénégal googu ñu toog yàlla defal ñu ko muy dëkk bu ndaw nga xool ko xam histoire bi mu am di nga xam ni tawféex bu bari am nañ ko waaw am nañu tawféex bu mag nañu santaat sunu borom bu baax góorgóorlu di waxaat encore le président taxawal ci askan wi sonn nañu discours yi soxlawuñ ko jëlal li nga war a jox askan wi fi mu war a yegg mu yegg fa jël politique bi teggi ko dernier mandat au moins nga génn par la grande porte sa dernier mandat nga nekk monsieur le président de grâce nga taxaw ci jafe-jafe askan wi bàyyi politique alal wi askan wi war a dundee ñu jox leen ko bañ a jël seen nekk ci situation yu am solo bàyyi askan wi di souffrir loolu du yoon waaw di waxaat sénégalais yi ngeen gën a xamaat seen bopp waaw gën a mën a taxaw face nag ak dëkk bi nii mu demee di ànd ak way kii waaye buñ ci jógee ci lii ñu war a mën a préparer wu wat xam ni réew yi bëgg a dem yépp dinañ xam yoon bu ñuy jaar pour dem mais fii ñu jëlagum nii bu ñu dem duñu bouger te dañu war a dem parce que dëkk yi am na ñu bari ñu ngi dem waaw Madagascar rek ñoom dañ leen war a saluer bu baax parce que dafa am yoo xamante ni war nga yor ay ñu santé bi mu commencé di jooy dafa yàgg ñu leen di tànqamlu éducation bi la même chose dañuy bàyyi ba problème am ñu bëgg ci taxaw te du noonu kon dañu war a xam ne réew mi dañ ko war a tëgg réew yi dox yoon bi ñu war a jaar xam nga ko bañ ku lay dicté nga xam ni pays souverain nga tu es le président nga jël say décision lu mu metti nga ànd ak sa askan am way ci biir dëkk bi way waaw pour nga nekk un martyr au moins nekk ci waaye daf ci am solo parce que mënuñu tamit aussi nga toog rek ñu lay dicté loo xamante ni c'est du suñu intérêt te ñun dañu war a mën a avancer 15 millions de personnes tuuti na ñaan àdduna bi aussi vraiment yàlla dindi fi corona bi ñu wax rek na ñëpp taxaw rek ñu wax ko corona arrête quoi waaw kon jaa ngeen jëf le combat